mais fenêtre judiciaire bi dañ ciy def benn lecture politique. Adama Fall li nga xam ne mooy procès en appel bu Barthélémy Diaz mi nga xam ne moo concerné mbirum Ndiaga Diouf mi nga xam ne faatoon nañ ko ca buntu mairie bu Mermoz Sacré-Cœur daal dinañu amal li nga xam ne mooy procès bi tey waaye verdict ba ñu doon xaar du mujj am tey ñu ngi ko dàq ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre bi ñu dëgmal renvoi boobu nga xam ne def nañ ko tey politiquement naka lañ ko mën a lire ban lecture lañ ci mën a am jàpp nga ne tension la ñuy éviter noo ko mën a lire politiquement. Merci Abdou Khadre su ñuy wax ci mbirum loi ak justice. Interprétation politique waru ci am. ci contexte bi est-ce que warul. waaw non dama ne. interprétation politique waru ci am. ñuy préciser rek ni procès bi tëjoon nañ ko. verdict daanu woon na. ba ñu tëjoon ko def amende. dafa am ku ko ubbiwaat. ku ko ubbiwaat mooy ki nga xam ne moom la ñu daan moom la yoon daan. muy Barthélémy Diaz moom moo ko ubbiwaat pour ñu xoolaat procès bi càmbaraat ko ci daan biñ ko daan pas ci peine biñ ko tëj parce que peine bi 6 mois la te tëdd na ko ba mu jeex ci amende bi nga xam ne teg nañ ko moom moo demandé ñu ubbi procès bi pour amende bi parce que dafa ne du ko fay amende bi dafa bari 25 millions la te du moom rek moo koy fay moom ak ñi ñu boole daanaale ñoom ñooy boole loolu fay ko donc moom moo ubbi procès bi pour ñu xoolaat ko maintenant nag Bart dafa nekk homme politique moom moo jël mbir bi dog ci relent politique jox ko relent politique pourquoi ma ne jox ko relent politique parce que avant les élections locales dañ ko fi convoqué pour appel pour mu ñëw uyu si ñu ubbi procès bi coow am piijoo mbaaloo am ci bu bari sax ba lacrymogène jóg fi nangam sangam te mënoon na ñàkk surtout que suñu waxee dëgg rek te sénégalais yi tey te yàlla rek tax ñu wax sénégalais yi dëgg soo gisee loolu wala nga gis li am tey da ngay yaakaar ni nguur gi da koy fexeel ak wala faagaagal te dara amu ci loolu nga gëm dara amu ci parce que moom tey su defuloon appel procès bii kenn du ko wax kenn du ko convoqué tey kenn du ko convoqué avant élection kenn du ko mës a convoqué tribunal. waaye day obligé fay 25 millions yi muy bañ. waaw non du moom moo koy fay. précision bi dafa am importance parce que dañ ko daan ak ñeneen. puisque dañ ko daan ak ñeneen ñooñu ñooy booloo fay ko moom mu ne dafa bari parce que du ko fay puisque du ko fay moo tax mu def appel pour ñu attewaat ko wàññi amende bi parce que peine ba moom juróom-benn weer la te tëdd na ko ba pare du dëgg donc su appel amuloon kenn du convoqué Barthélémy Diaz su appel amuloon kenn du ko convoqué avant les élections maintenant nag moom dafay politique puisque dafay politique pour mën a am pour def victimisation avoir la sympathie des populations mu poser des actes politiques yu ci mel ni def une forte mobilisation dugal ci xelu Sénégalais yi ne dañ may pexeel. mais El Hadj Diouf defoon na ko de Adama. waaw El Hadj Diouf avocat la. client am di. Adji Sarr di moom laa la wax dama ne ce dossier là. ak dossier juridique bu mu mënti doon. politique mu ñu ci ne. nit ki ñu woo su ko neexee mu politiser ko wax ji dafay leer. dama ne man suñ ma convoqué porter ma plainte ci leneen su ma neexee ma utal ko relent politique pour avoir la sympathie des populations pour se faire victime. pexe la pour bëgg ci génn. pexe la pas pour bëgg ci génn. pexe la pour victimiser wu. avoir la sympathie pour nit ñi jox la bopp pour nga mën a xam nga loolu lu muy firnde. mooy dafa am ñaari Sénégal boo xamante ni pour politicien la. ak Sénégal boo xamante ni pour ñu nekkul politicien. chaque jour que Dieu fait soo demee tribunal ñu ngi fay atte ay nit. te duñu woo rajo duñu woo télé duñu woo presse en ligne. mais est-ce que seen statut mooy justifier loolu. déedéet c'est parce que politicien la c'est parce que homme politique la. bu bëgg liggéey maanaam de defal ndànk rek. xam nga nee naa la procès bii am. loo bëgg liggéeyal sa réew waxal sénégalais yi ne man maa ko ubbiwaat. mais loolu ñëpp xam nañ ko Adama. déedéet am na ñu ko xamul.
am na ñoo xamante ni convocation bii dañoo bëgg xañ Barthélémy Dias maire de Dakar pour ñoom dañoo bëgg xam Barthélémy convocation bii ba fu muy mujje kenn mënu cee tëj Barthélémy Dias parce que tëdd na penam ba pare. Effectivement. que mu leer. mën nañ ko ci révoquer. kenn mënu ko cee révoquer. kenn mënu ko cee révoquer kenn mënu ko cee tëj amende la ñuy wàññi wala amende la ñuy delloo point. D'accord. C'est ça la vérité. dinañ ñëwaat. N'est-ce pas? Pendant ce temps. Aly Khoudia Ndiaye na ma baal mu nga tribunal ñuy juger presse ñëw fa télé ñëw fa mobilisation politique amu ci ba sànnante xeer di ca am xanaa kooku amul ndey amul baay amul i mbokk kon ñun politiciens yi daal ñoo gën ci sénégalais yi. yow maire bu Ndakaaru ngay wax de. donc bañ koy convoqué ba lii di am nekkul maire de Ndakaaru ñun politiciens ñoo gën sénégalais yi ñun ñii politique ñoo gën sénégalais yi ba kenn waru ñoo laal kenn waru maanaam ñun nous sommes des saints nous sommes des propres. Parfait. Nous sommes des parfaits, c'est pas vrai. Donc nañu xoolaat suñu bopp xoolaat nu ñuy taxawee askan bi yeewu xam ni kuñ ci woo muy politique dina manipuler askan bi kuñ ci mënti woo nag nga tooñ wala nga ñàkk tooñ di nga manipuler askan bi soo tooñee sax ci ngay gën a def dans la manipulation et dans la calomnie et la désinformation li nga ci jublu mooy avoir la sympathie et se faire victimiser par rapport à la population. D'accord dinañ ci. te dañ koy ñaawlu nag. waaw lu ñuy ñaawlu la nag. dinañ ci ñëwaat Adama rawatina ci li nga xam ne mooy précision yi nga xam ne moom la ñu war a def effectivement ci procès bi parce que ñu bëri ñu ngi ragal ne mën nañ ci tëj Barthélémy Dias wala ñu révoqué ko ci wala ñu andil ko ay gàllankoor ci li nga xam ne mooy nouvelle mission yi mu amee fële ca maire bu Ndakaaru dinañ ci ñëwaat Imam Adama wax na léegi mbirum manipulation démb Sonko biñ koy dégg muy wax nee na Macky Sall duñ ko nangul benn yoon ci procès bu tey bii nii ñuy empêcher Barthélémy Dias mu wëyal mission de maire bi mënuñu ko ci tëjaat parce que peine de cinq ans la ñu defoon ñu daal di revoir peine bi wàññi ko 2 ans dont 6 mois ferme tëdd na ko ba pare donc intervention bu Sonko boobu da nga jàpp ne peut-être niru naak manipulation ni ko Adama di waxee doo défendre loolu de. xam nga man li may xam wolof dafa am lu mu wax wolof day wax ni ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw loolu proverbe maanaam fagaru la daal waaw maanaam ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw te régime bii di régime mu président Macky Sall ak ñi mu àndal li nga xam ne ay fee la kenn mënu ko dindi nga xam ni kenn fàttewu ko mooy dañ fee révoqué ay maire Khalifa Sall dañoo xëy indil ko procès yaa ngi dégg sénégalais yu bari caisse d'avance bi waaw sénégalais yu bari d'accord ñu ci wala boog li ëpp ci sénégalais yi wala man boog sama bopp laa xamoon d'accord ñu woon ci niñ ko jàppee ñu xëy rek dégg Khalifa Sall ci kaso bi tëj ko fa ay at yu bari yaa ngi dégg kon Barthélémy tamit amul droit naïf ci loolu comme li fi jaar bu doon musu fee jaar Barthélémy buy wuy ji du am benn problème mais le fait que li ñu seetlu ci régime bi moom nga xam ne moom wax dëgg yàlla kuy waxal yàlla di nga ko gis mooy ñemewuñu adversaire politique te mën nañ cee jox ay exemples yu bari tey jii ku mel ni Karim Wade président Macky Sall di soog a jël réew mi moo doon adversaire principal am parce que bu Karim Wade ñoom ñu ngi soog a génn ci nguur gi ñu yor ay moyens Abdoulaye Wade di soog a daanu Karim Wade di doomam ñu épinglé woon ci ay nit 25 personnes ñu jàpp ci mennum Karim Wade lañ ci jàpp tëj ko ci kaso bi xëy ñu dégg ñu ni exilé nañ ko man mi dama d'accord woon ci ñu jàpp Karim Wade te man toujours dama koy wax parce que Karim Wade jàpp ko demande sociale la woon waaye Sénégal yi waxuñu woon ñu jàpp mennum Karim Wade kese bàyyi Omar Sarr mi nga xam ni ma nga woon ci liste ba nekk ministre des mines jamono ji wëy bàyyi Ousmane Ngom bi nga moo doon joxe ordre yi yaa ngi dégg Balde bi nga xam ne proche non man kay ay fee laay wax yoo xam ne kenn du ko dindi moom yaa ngi dégg 25 personnes yooyu yëpp kenn tudd leen ñu xëy jàpp ci mennum Karim rek dugal ko ci kaso bi Sénégal yi tamit ni la d'accord ñu loolu kumba am ndey kumba amul ndey bi la ñuy bañ yaa ngi dégg boo xoolee institution internationale yëpp dañ ko mujj sax jox ak wane ni ko
dañ koo tooñ procès bi dañ cee war a demaat xam loolu fee la bu fi am te kooku adversaire u nguur gii la woon benn kaaw a ngi noonu ñaareelu kaaw mooy wax naa la kaaw Khalifa Sall yaa ngi dégg Khalifa Sall ku ne xam na ni bokk na ci ñi jàppale président Macky Sall ak régime am ba ñu jël réew mi loolu wax na ko du benn yoon du ñaari yoon problème bu ndaw am ci ñu profité ci acharné wu ci kaw parce que man gëw ma ni Khalifa Sall deful man bokk ma ci ñi wax ni deful il faut tamit ñu waxante dëgg parce que man benn politicien mënu maa manipuler def na wala deful du man maa koy wax de mais am na ñeneen ñu def lu gën a garaaw te jàppuñu leen gis nga loolu la Sénégalais yi dina mais boo toogee ni Sénégal Khalifa Sall deful mooy wóoru la parce que doo juge mais am na ñeneen ñoo xam ñu ngi leen di épingler yaa ngi dégg ci ay milliards yu bari yoo xam ni ñoom ñu ngi ci biir ñu ngi jege président Macky Sall moom ci boppam mu ni man maa ci teg sama conc gis nga maanaam doxalin boobu la ñuy ñaawlu kon nga gis kaaw Khalifa Sall jaar na fi bi ci mujj récemment mooy kaaw président Ousmane Sonko yaa ngi dégg maanaam li fi jaar ñun ñëpp xam nañ ko ba ay bakkan rot ci te moom moo doon seen opposant principal kon li ñu miin fii li ñu miin mooy boo nekkee ci opposition moom boo defee erreur bu ndaw rek yaa ngi dégg am nga yow moom boo moytuwul kaso ngay dem yaa ngi dégg barki démb yaa ngi dégg affaire Mamour Diallo dégg nga li ci OFNAC wax 94 milliards ba léegi déggoo ko ci wax kon 2 poids 2 mesures bi moom jàpp naa ne même ñi ànd ak Macky Sall te nga xam ne ay jullit lañ di ay gor nangu nañ ni am na parce que président Macky Sall li ko nit ñi di critiquer dëgg boo seetloo du bilan parce que man bari na kuy wax gënoo maa xam président man mi di wax yow avec modestie bokk naa ci ñu sonnoon ba mu falu parce que damaa gëmoon ni bu ñëwee rupture bi nga xam ne moom la diggoon réew mi ak bonne gouvernance ci lay ñëw bonne gouvernance mu ngi tàmbalee ci justice parce que réew mën nañoo fawee lu nekk ba mu des justice parce que justice moom fii mu ngi am rek justice bu équitable mooy yow Abdou Khadre da ngay rafet njort ni boo amee problème nit ki lu mu am alal doo ko ragal parce que bu ngeen demee ci kanamu justice ñu jox la dëgg yaa ngi dégg kon dafa bu fekkee dañuy waxtaan rek pour am solution te waxtaan bi solution la war a jur mooy ñu bàyyi acharné wu ci kaw opposant politique ci opposant politique yi yaa ngi dégg ñi bokk ci man te jege ma yor ay ndomba tànk bu ñu defee naka su dul noonu ma yóbbu leen ci kanamu yoon Sénégalais lii rek la ñu wax président Macky Sall bu fekkee dégg na ko yaa ngi dégg kon Barthélémy Dias tamit mënta bañ a taxaw ak li fi jaar yëpp yaa ngi dégg il faut mu taxaw nag mënu li nga man mooy yow en tant que koo xam da ngay politique mooy nga mobiliser wu fexe ba opposition bi nekk ci sa ginnaaw parce que li ma la wax ni la kundobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw yaa ngi dégg mu des nag privilège bi nga xam ne politiciens yi am nañ ko loolu jàpp naa ni muy opposition muy pouvoir képp ko honnête ni ko Adama waxee foofu dama ci ànd ak moom waruñu jël rek politiciens yi jox leen ñoom pouvoir bu yeneen citoyens yi amul parce que réew mi tey am na koo xam ni benn juin yamba rek lañ ko jàppee benn juin yamba boo moytuwul ma ngi ca kaso ba mën na faa def ñetti at jàpp ñeenti at kooku jàpp naa ni bu fekkoon ni politicien la du demee noonu kon loolu moom ànd naa ci ak moom waaye nag acharnement bi nga xam ni moom nguur gi da koy acharné wu ci parce que boo xoolee ku mel ni Ousmane Sonko ñoom ñoo ko créé ñoom ñoo xëy dàq ko impôt et domaine bu doon ba mu nekkee impôt et domaine di kaas dañ ko bàyyi mu wax ay xalaatam rek kon tey jii fi mu agsi ni du fa agsi mais ñoom ñoo xëy dàq ko Sénégalais yi def ko député jox ko oto jox ko salaire yaa ngi dégg ñu gën a continuer di acharné wu ci kawam Sénégalais yi ni leen d'accord uñ ci acharnement de parce que Macky Sall bi la Abdoulaye Wade di acharné wu sa kaw même Sénégalais yi ñoo taxawoon di la défendre boo seetloo tey ñi taxaw di défendre Ousmane Sonko même Sénégalais yooyu ñoo taxawoon di défendre Macky Sall ci jamono boobu yaa ngi dégg parce que peuple société bi da ngay xam ni muy demee société bi ñoom li ñuy bañ ñëpp ànduñoo kenn ñoom ki ñu tooñ rek lañu àndal injustice la ñuy bañ suñ société sénégalaise moo mel noonu moo tax yow mi koy doxal te nguur boo ko yoree dañuy gis ni yow yaa yor pouvoir yëpp yow yaa yor pouvoir yi yaa yor doole ji te sa doole comme dafa diis borom doole mën ta xeex ko amul doole yaa ngi dégg ça veut dire moo tax boo yoree nguur fii da ngay am tolérance yaa ngi dégg mais malheureusement nag ñi yor nguur gi amuñu tolérance ci ñi nga xam ni ñooy kujje gi d'accord wax naa la kaaw Ousmane Sonko bu doon
coowal Adji Sarr li bi mu ñëwee man damaa jàpp ni ñoom ci lañ ko gën a defaralee sax gën koo ubbil àdduna bi ko xamul woon tey ñëpp xam nañ ko ba tey jii Afrique foo tourner journaux yi gën a rëy ci àdduna bi di bind ci turam parce que acharnement boobu rek la peuple africain di bañ parce que ñun peuple lañ boo xam dañ ñoo coloniser il faut ñu xam loolu gis nga peuple Afrique ñun dañ ñoo coloniser ñu jaar ci esclavage jóge ci dem ci colonisation ñun dañuy bañ suñu deret moo nanguwul injustice yaa ngi dégg boo xoolee geste bu mel ni dinañ ci ñëw geste Gana Gueye bi boo ko jàngatee da ngay jàngat ni kii benn africain la bu nekk ci biiri tubaab ñu bugg ko teg injustice deretam di bañ gis nga bañ googu noonu moo nekk tamit ci peuple bi peuple bi moom bis boo bëggee ñu bàyyi la rek jéem a la utiliser injustice boo xam da nga koy teg ci kaw nit koo xam dañoo jàpp ni dafa néew doole. d'accord boo ko defee rek da nga koy def héros. boo xoolee fii ñi jaar ci kaso yi yëpp tey dañoo mujj nekk ay héros. te nguur gi ci boppam moo leen créé. d'accord dinañu